asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoo nu mu gënee tedde ziyaar leen nu mu gënee selle ñu ngi leen di ñaanal fu ngeen toll yàlla di leen dolli barke ak leer ñu ngi sàkku ñaan ci yéen ñu bokk ñun ñëpp di santati di seede ni ñi yàlla di baaxee barke ak leer te ñu yaakaar ni dana wëy di ko tasaare fépp ci ñëpp te ñuy ñaan saa yu ñu yeewoo yàlla nañu defal yoolu qur'an al fajr inna qur'an al fajri kaana mashhuda ñu ngi ñaan itam ajjuma bu nekk yàlla nañu defal yoolu ñaari zikrullah yooyu mu tudd ci suratul jumaa benn bi di farata dem jumaa ya ayyuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yawmi aljumaa fas'aw ila zikrillah ak fa ida qudiyat salaatu fantashiru fi l ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha kathira yàlla nañu yàlla boole defal yool yépp di ñu ko defal saa yu nekk ñu ngi ci seen qur'anul fajr ñu ngi ci tabarakallahu aaya bi mujj nag ci récit bi ñuy jëloon ci récit yonent yàlla nuux bi xamatuma sax kañ nañ ko tàmbali woon yàgg nañ ci te fekk nag récit yonent yàlla nuux kenn mënu cee yàgg bi corrélé ak moom récit bi ni mu tëdde nda loo xamante ni ci junni at la xew yàlla rek ko mënee nettali ci façon bii moo tax mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aaya 49 bi tilka mi amba'il ghayb ni ko lii ma la fi nettali yëpp kenn rek moo la ko mën a nettalee nii mooy man ndax dama ko boole ci li ñu tuddee les dossiers yi ñu classé secret fii ci xayb bi nga xamante ni ci yàllaa ko yor xayb mooy lu kenn xamul lu kenn gisul lu kenn mënulaa wax na mu tëddee ak bari dimension alquran indi na ko tudd na ko yu baree bari boo ko xoolee ci biir téere bi di nga ko fekk ci anam yu bokkul te tudd na ko lu ëpp fanweeri yoon waaye am ba il xayb bi nga xamante ni mooy firi lenn ci chapitre xayb yi nga xamante ni yàlla daf ko déclassifié bu fekkoon ni langage yu archive la wala dossier yi nga xamante ni ndeysaan léeg-léeg comme ni ñuy waxee boo demee Amérique ñu ni la at tànk àgguñu ci nangami at gannaaw assassinat Kennedy bi duñu déclassifier dossier bi pour rendre ko public yàlla nag dafa am ci dossier xayb bi yoo xamante ni daf ko déclassifié waaye daf ko déclassifié yonent bi kese moo tax mu ne ko nuuxiha ilayka ci yow nag laa ko déclassifié waaye bu ma ko déclassifié ci yow mooy ñëpp mën nañ caa jot ak ku nekk itam na nga koy déggeek perception ba nga cay am waaye daal boo xoolee récit yonent yàlla nuux bi ni mu ñëwee nii yàlla ngi dalal xelu yonent bi ni ko tilka min amba'il ghaybi lii ma la fi wax yépp la ko commencé woon ci wala qad arsalna nuuhan ca verset 25 bi ba ci verset 49 bi nga xamante ni daanaka 25 verset la boo ko xoolee xam nga ñaar fukki aaya ak juróom ku ci tënk liñ fi wax yépp ci tabarakallahu loo xam ni xew na ci daanaka mat na junni at alfa sana illa 50 aaman 950 ans loolu amba'il ghayb rek moo ko mën te itam yàlla rek ko mën a nettalee nii keneen koo jëloon ni ko kaay nga defal ma benn récit wala nga bindal ma benn roman wala nga bindal ma benn essai ci loo xamante ni xewoon na fi ca njàlbeenu humanité te itam récit bi toll woon na ci 950 ans kaay nga bindal ma ci keneen koo fi jëloon itam ndeysaan dana tolloog rek la mu wax ni qul law kaana al bahru midaadan te mooy boo ko doon jéem mën nga jël géej gi ci àdduna bi yëpp ñu nekk sa plume nga yett garab yi ñu nekk sa encre nga yett garab yi ci àdduna bi yëpp ñu nekk sa plume wala annama fil ardi min shajaratin aqlaamun wal bahru yamuddu min baadihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah da nga gis ku bindaat te du tax mu mën la indil récit bi ba mu mat te yàlla tënkal la ko ci fii passage bii nii tënkal na la ko ci ñaar fukki ay ak juróom yoo xam ne boo ko xoolee lu ko gën a jekk gën ko mat ci maana gën ko mat ci njàngale amul loolu nag mooy amba'il ghayb te mooy bulletin d'information yoo xamante ni yàlla rek ko mën a tëggin ba moom dong nga ko mën waaye itam ci yonent bi rek la ko mën a joxe façon bii nga jot ci ndax kenn gisul benn fax bu yonent bi jot kenn gisul benn email bi bu mu jot kenn gisul benn courrier bu mu jot
xanaa rek ndeysaan lam ko waxoon ni ko nazala bihi ruuxul aminu ala qalbika ci xolam la ko yàlla wàcce téléchargé ko fa directement moom itam tabarakallahu ni ko imam boobu waxee woon semaine dernière fële ca Auxerre ni yonent bi ku tabarakallahu méthode am benn la ndax li mu jot ci leeru alquran yépp tasaare na ko ci àdduna bi ba tey jii boo jëloon alquran ci àdduna bi yépp nga ne kenn du ko fi jànge nga lakk ko boo yeewoo suba rek di nga am xaafis yoo xamante ni mën nañ koo bindaat ba fii ba àdduna di tukki ndax yàlla ko waxoon ni ko maa ko wàcce maa koy protégé inna nahnu nazzalna dhikr waaye wa inna lahu la taxat waxu ko nazzalna alquran nazzalna dhikr la wax gën na yaatu loolu mooy la ca nekk ca texte ak la ca nekk ca maanaak la ca nekk ci récit la ca nekk ci ay bulletins yoo xamante ni dañu ko déclassifié comme amba il ghayb yooyu yëpp nee na maa koy protégé te xoolal sharxu alquran kenn xamul nu mu toll fi mu ne nii boo doon google rek nga def l'arche de Noé li ngay jot ci information kenn xamul nu mu toll loolu rek xajul ci sa ordinateur yàlla nag ni yonent bi maa koy wàcce maa la koy waxyu tilka min amba il ghayb nuhiha ilayka mu dalal xelam nag ci ma kunta taalamuha anta wala qawmuka min qablu hada mu ne ko gis nga lii ma la wax nii boo ko xoolee pour la première fois ñu andil la ko ci récit ci version bii parce que bul fàtte ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw boobu diine yi fi nekkoon dañu nekkoon ci ay légende ci lenn ci histoire yi fi jiitu woon ndax dëgg la am na diine yu fi nekkoon am na téere yu wàcc yu jotoon a wàcc xam nga boo gisee mu naa inna anzalna tawrata wal injil min qablu mooy lu jiitu ngeen di ñëw wàcce woon naa yeneen téere yoo xamante ni am na lu ca nekkoon ci ay récit am na lu ca nekkoon histoire yonent yàlla Moussa mi ngi woon ci tawraat bu Seydina Isa mi ngi woon ci injil waaye yonent yi ñu la fi tuddal ñëpp boo demee di nga fekk ay bribu seen histoire ci li ñu tuddee ancien ak nouveau testament waaye nag ñoom ndeysaan dañu caa boole ay légende yooyu nag moo demoon ba brouiller nit ñi ba bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé woote kilifa yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci àdduna bi diggante Palestine Jérusalem Byzance à l'époque empire romain nga xamante ni ñoo ngankoon judéo-chrétienté dañu commencé woon ni bu fekkee ni ki ngeen ni wax daal yonent la kon danañu leeralal ci yii ñu lënt parce que ñetti histoire ba ñeent ngi nii yoo xamante ni lënt nañu lool ndax légende yi bari na li ngeen tuddee asxaabul kahf mooy compagnon de la grotte loolu daal bëggoon nañ ko ñu ci leeral te suratul kahf bokk ci ngëneelu bisu aljuma ndeysaan ni ko sang bi waxee woon ku ko mën a jàng nga jàng ko ak teewlu alquran boo koy jàng da nga koy jàng ak teewlu ku ko mënul fukki aay yu jëkk yi wala yu mujj yi boo ko jàngee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yool ba ca nekk kenn xamul nu mu toll waaye judéo-chrétienté seen kilifa yi loolu la ñu waxoon ku ñu mën a indil leeral ci asxaabul kahf ku ñu mën a indil tam leeral ci histoire Sayyidatuna Maryam parce que bari na légende ndax Sayyidatuna Maryam dafa nekkoon juive ba pare jur yonent yàlla Isa mi nga xamante ni mooy yonentu chrétienté waaw suñu mbokk yi nag ñoom loolu daf leen a gêné woon daal ndax rivalité bi amoon ci diggante juif yi ak chrétiens yi xam nga yàlla nga koy indi ci façon ndeysaan ñi ngay xëccoo sax bay xëccoo maam Ibrahim ñi naan Ibrahim ci ñun la bokk ñi naan noo ci ñun la bokk maa kaana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan la yàlla wax yàlla nee na bokkul ci kenn ci yéen walakin kaana hanifan musliman yoon ba ma ko tegoon mooy yoon bu jub bi nga xamante ni mooy yoonu ommatu jox sa bopp sa boroom boobu foofu la Ibrahim bokk waaye bu ngeen fi nekkee di xëccoo naan kii naan ci ñun la bokk kii naan ci ñun la bokk di demoon ndeysaan bay jaay aljanna naan waqaalu lan yadxula aljannata illa man kaana hudan aw nasara yàlla na dégg nga de ña ngay marchande sama àjjana ji nee nañu ku bokkul ci ñoom doo dugg aljanna te ndeysaan léeg-léeg nga gis ko ay mbokk yu ko fii def maa ngi koy wax benn mbokk bërki démb xam nga jël photo kilifa nit yàlla boo xamante ni jamono nangul na ko nga jël photoom di ko circuler naan ku ko partagé yàlla na nga gisee ak moom aljanna loolu yaa ngi mel ni yaa ngi marchande aljanna ndax dafa mel ni kon ku ko partagé wul yéene woo ko aljanna loolu yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel ci njàngat yi nga xamante ni mi ngi ko yàlla nga koy indi ci alquran waaye judéo-chrétienté loolu la ñu waxoon ne asxaabul kahf lënt na sayyidatuna Maryam lënt na Jérusalem itam baytul maqdis nit ñaa ngi koy décrire ci façon bu nekk te kenn xamagul ba tey nu mu mel moo tax ndeysaan ñetti saar yooyu nga gis yàlla tegale ko ci diggu alquran muy surat numéro 17 di Isra di 18 di Kahf
di 19 di Maryam looloo taxoon ñetti saar yooyu yàlla wax yu ko yonent bi mu bokk tam ci li mu wax fii ci aaya bi mooy amba'il ghaib te mooy ay bulletin d'information la yoo xamante ni yàlla ko jële ca trésoru boppam déclassifié ko jox ko Jibril ni ko demal nga jox ko sang ba ndax yasalunaka yooyu ñu ko doon tegaleel bu ñu jógee di ko laaj yasalunaka qul yàlla da ko naan wax leen ni réponse baa ngi nii ndeysaan boo fàttali ko ci suratul Isra xam nga yasalunaka ani ruux bi loolu moo ko indi woon ndax dañu doon def lu ñu ko laaj rek tabarakallahu ndeysaan yàlla jox ko tontu bi loolu dem ba nekk nag routine ci ñoom ñu ne seen waa ji daal yonent la ndax moom yi ñu ko fi jot a laaj baytil maqdis mu wax leen ni mu bindoo histoire sayyidatuna Maryam mu indi ci lu kenn mësul indi tabarakallahu ci inna allaha astafa jële ko ca cosaan ba di ko topp ak wa idin tabadat min ahliha makanan sharqiyan indi ko ci ñaari récit boo xamante ni dafa wax cosaanu sayyidatuna Maryam ca Ali Imran famille yu Imran ak récit bi nga xam ni dafa indi histoire sayyidatuna Maryam ci bi Isa di judd ci suratu Maryam ñaari bokkuñu mu indi ko ci anam boo xamante ni lu ko gën a leer amul mu indi leen itam histoire ashabul kahf ci li ko yàlla ni nahnu naqussu alayk naka la ko waxeeti maanaam yi fi jotoon a am yépp ci histoire ashabul kahf lu ci bëri ay légende la waaye nag yàlla nee na ko is awal fityatu ila al kahf fa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan kaay ma wax la seen histoire am na nu maa ngi seet benn aaya boo xamante ni mu ngi koy wax ci façon bu leer ndeysaan ni ko yi nga fi jotoon a dégg yëpp ay légende la kaay ma wax la nag naka la tëdd ca ndeysaan sa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna xamsatun wa sadisuhum wa yaquluna xamsatun wa yaquluna sab'atun wa samin qul rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamu illa qalil yàlla ni ko kaay ma wax la gis nga waa ashabul kahf ñaata la ñu woon bari na légende ñi naan 3 la ñu woon xaj baa doon 4 yëmb ñi naan 4 la ñu woon yàlla ni ko kaay ma wax la ñu néew a xam seen nombre ñu néew xam nga ndeysaan mag ñi wax nañ ci teraanga yu bari ni ko xam seen tur bindu ko bari na ngëneel yuñ ci wax ndeysaan yoo xamante ni rek te loolu lépp kat bokk na ci amba'il ghaib bi yàlla wax fii waaye itam histoire yonent yàlla nuux ci la bokkoon ndax liñ la waxoon ni nuux mooy yonent bi yàlla jëkk a yónni moo fi jëkk a fekk peuple boo xamante ni seen comportement de déviance à grande échelle la woon moo fi jëkk a indi charia moo fi jëkk a indi yoon yàlla nee na ngeen defe nii bu leen defe nii waaye seetlul rek li tax nga mën a dégg amba'il ghaib bi yàlla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko lii nag kenn musula koo nettali maa kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha du yow du sa nit ñi nga xamante ni dañuy doog a dugg ci diine ji du itam ñi la wër nga xamante ni dañu nekkoon ci diine yi fi jëkkoon a ñëw kenn ci ñoom xamul woon lii ma la andil ci yonent yàlla Nuux kenn ci ñoom xamu ko woon mbokk yi seetlu rek yi fi Nuux jaar yëpp ca woote ba ca résistance ba ca dialogue ya mu amoon ak mala'ul ladina kafaru tontu yam leen doon jox ci tawxid naan leen bu ma kenn tuumaal qul laa aqul lakum indi xadainullah waxuma leen damaa xam la ca magasin yàlla yi waaw kay CQFD ndax yàlla nga ko naan fii tilka min anba'il ghaib lii maa ko jële ci sama chapitre ci sama dossier yi nga xamante ne dama ko classé top secret bii maa ko déclassifié jox la noonu laa la déclassifié ashabul kahf ndax nga mën a wax lan moo ca nekk noonu laa la déclassifié sayyidatuna Maryam ci suratu Maryam ndax nga xam lan la noonu laa la déclassifié itam tabarakallahu baytil maqdis ak noonu laa la déclassifié nuux boo demee nag formulation amba'il ghaib bi ñetti yoon dong la ñëw ci alquran ñaari yoon yu mu ko ne tilka wala boog ñaari yoon yu mu ko ne dhalika min amba'il ghaib xam nga boo demee ci suratu Ali Imran justement ci récit yonent yàlla récit sayyidatuna Maryam première partie récit sayyidatuna Maryam ba ca Ali Imran mooy ndeysaan digganteem ak Zakaria loolu am na mbokk yu ñaan ni ndax danañ ci mës a ñëw waaw xam naa incha allahu yàggatul dafa laaj rek préparation ñu gëstu ko waaye lu yéeme te lu mat a gëstu la ndax rek ndeysaan waxoon nañu ni sax ba fa bokk ci yaa bunayya yii ñu doon nafar ci biir récit wu yonent yàlla nuux bi te mooy yaa bunayya bi yàlla beral nu ñuy yare xale bu jigéen ndax boo fàttali ko yaa bunayya yi ñu fi jàngoon ba ca Yuusuf ndeysaan ba ca Ismaayil bi ci yonent yàlla nuux ak bu maam Ibrahim ba mu waxoon yaa baniya inna allaha safa lakum din waaye dafa des yaa Maryam bi nga xamante ni yàlla ko ber ndax li mu am statut particulier nu ñuy yare xale bu jigéen kon faaw ñu ñëwaat ci
te diggante boobu nag la yàlla di demee ba yàgg mu ne yonent bi dhalika min anba'il ghaib mu ne ko lii ma la fa nettali ci Maryam nettali la ko ci famille yu way juram Ali Imran famille Imran nettali la ko ci digganteem ak Zakaria mu ni ko dhalika min anba'il ghaib loolu ci chapitre ghaib la bokk mooy li kenn xamul waaye nag nuhi ilayka man maa la koy wax yu waxul nettali boo demee am na fu muy waxee naqussu ca surati waaye fii wax yu la wax yu dafa mooy li yàlla wax yonent bi ci récit bi ñun jotuñu ci lépp dafa am loo xamante ni rek loola doy nañu te ñu mën ko tënk ci ñaar fukki aaya ak lu topp nga mën koo dégg waaye li mu ko wax yu yëpp xaju fi moo tax mu ne ko wa maa kunta ladayhim nag nekkuloo woon ca ñoom iz yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu Maryam fekkewuloo ba ñu doon jël seen bant yooyu di bantale di def ndax boobu Maryam nekk na xale bu macha allah jekk lool nekk xale bu baax lool nekk xale bu jigéen toll ci ñu bëgg ko ci penc mi kilifa yi ci dëkk bi yëpp bëgg ko soxna te kenn ci ñoom amul martaba jël ko ñuy nag jël ay bant di ko bantale naan iz yulquuna aqlaamuhum ayyuhum yakfulu Maryam kan ci ñun mooy nar a am chance u jël sayyidatuna Maryam comme soxna te loolu da nga koy gis ci penc mi ba léegi xam nga sayyidatuna Fatima daloon na ko ci saxaaba yi ñoom ñëpp dañu jógoon ku ci nekk dem ci dañu waxtaanoon ci seen biir ndeysaan ñu ne daal Fatima daal mënuñu ko bàyyi mu génn suñu biir nañu seet kan ci ñun moo mën a dem ñaan ko sang bi may ko ñoom ñëpp ku ci nekk ndeysaan far ñu jox ko Seydina Ali te gis nga léegi ku ñu fi ne yonent bi mooy sa maam Sayyidatuna Fatima mooy sa maam waaye wa maa kunta ladayhim bi la ko yàlla wax ni ko nekkuloo fa woon kon kaay ma nett li la gis nga wax na ko wa maa kunta ladayhim bi ci tabarakallahu histoire Sayyidatuna Maryam waaye boo demee ci yonent yàlla Yuusuf dafa changé formule bi wa maa kunta ladayhim fii daf ko ni id yulquuna aqlaamuhum ba ñuy sànni seen bant ya di def tirage au sort naan kan ci ñun moo nar a am chance u jël Maryam waaye bu dee ci tilka min anba'il ghaybi ba ca suratu Yuusuf daf ko ni is ajma'u amrahum wahum yamkurun nekkuloo fa woon ba ñuy manigancer contre toi di fexe contre yow nekkuloo fa woon ba ñuy manigancer contre sama yonent yi di fexe contre ñoom nekkuloo fa woon waaye kaay ma nett li la yëpp pour nga xam naka la tëdde la ca yàlla jublu mooy du ay nettali kese du ay légende kese ndax fii la ko waxee ci suratu Yuusuf gannaaw bu nga waxee tilka mi anba'il ghaybi yii ma la wax ay bulletin d'information la yoo xam ne maa ko déclassifié mu jóge ci sama chapitre yi nga xamante ni ku dul yàlla amul code ba xamuloo ni fii rek renseignements généraux yi ñuy wax ñun rek am na ci ay bulletins yoo xamante ni ka koy produire sax bu paree ba war ko def bu ko produire ba noppi version ba ñuy jox kilifa ga moom du ko xam kilifa gi dong nga koy xam loolu nag mooy anba'il ghaybi nga xamante ni yàlla buy wax yu yonent bi nuuxiha bokkul ak naqussu nettali bu ko koy wax yu ñoom ñaar keese ñooy xam contenu ba ñoom ñaar keese mu ni ko nag gis nga li ma lay wax ci histoire yonent yi dafa am lu ma la ci wax yu am lu ma la ci nettali bu dee li ma la ci nettali laqad kaana fi qasasihim ibratun la ko wax bu dee li ma la ci nettali nag damaa bëgg nga jële ci ay source d'inspiration ndax maa kaana hadisan yuftara lu ñu inventé nekku ci de walakin tasdiq alladi bayna yadayhi confirmation li fi xewoon te fekkewuloo ko moo tax mu naa ko wa maa kunta ladayhim waaye boo xoolee ndeysaan bu yonent yàlla nuux bi nga xamante ni ci lay daaneele tey daf ko ni dhalika min anba'il ghaybi nuuxihi ilayka wa ma kunta ta'lamuha nekkuloo woon nag di ko xam nekkuloo woon di xam contenu bi nekkuloo woon di xam processus yi nekkuloo woon di xam atte yi nekkuloo woon di xam détails yi mbokk yi xoolal détails yu gaal bi yàlla yattu la woon yonent yàlla nuux nga xamante ni boo demee ci récit xam naa dinañ ci ñëwaat incha allah altine dañu fas yéenee daaneel mën nañu daaneel aaya bi tey mais altine dañu bëgg résumer histoire bi yëpp pour xool surtout par rapport ak déluge bi nga xamante ni li ñu ci bind kenn xamul nu mu toll waaye tilka min anba'il ghayb bi yàlla wax fii moo lay ñaax moo lay encourager pour nga dem xool exactement récit bi ni ko alquran ënde ba ca wastawar alal juudi bi nga xamante ni bari na ay controverse Turquie nee nañ ci ñoom la nekk waa fële defe naa xaw ma fan ci pays ancien bloc soviétique bi
xaw ma ban ci Mistan yi Turkménistan wala am na ci ñoo xamante ni nee nañ ci ñoom la nekk boo demee Sri Lanka ñi ngay xëccoo ni ci ñoom la nekk boo demee ci irakiens yi ñeneen déedéet juudi yi ku nekk ngi naan gaalu yonent yàlla Nuux bi fa mu teeree woon sama dëkk la te fekk ci suuf rek la sur la planète Terre amul njëriñ ñu naan fële la ak fële la barke baa ngi ci ñëpp mooy liñ la doon wax démb ci li mu wax ni wa ala umamin mimman maaka nga tànn ban umam ngay bokk ginnaaw bi yàlla waxee le nouvel ordre bi mu instauré waat ci histoire yonent yàlla Nuux ca wa qudiyal amru ci ban nation ngay bokk est-ce que da ngay bokk ci nation mimman maak wala umamun sanumatti'uhum bii nga xamante ni dañoo wàcc yoon te tabarakallahu gis nga tajwid bi ci wa ala umamin mimman maak xaw ma ndax seetlu ngeen koom déet xoolal madda bi ci ala wa ala te boo ñëwee ci umamin mimman maaka ba di nga fa fekk ay miim yu tegaloo ci idghaamu tashdid umamin bi mimman maaka boo ko xoolee dafa am idgham tanwiinu miim bi ci umamin dem fekki kasra tanwiinu kasra la bii dem fekki kasra bu am shadda bu am tashdid ci mi bi nga tegaat ca beneen shadda fatha miim mu andi benn idgham ci nuun boo xamante ni boo ko xoolee beneen miimu shadda idghama ca topp loolu ci tajwid kenn mënu laa wax nu mu jekke wa ala umamin mimman maak nuun bi idgham ghayru ghunna la mooy doo ko dégg da nga koy xaw a cof rek moo tax ñu def ko ci couleur grise boobu boo demee ndeysaan ci mushafu tajwid boobu suñu mbokk sal bi di vulgariser temps yi mu am solo lool waaye gis nga ban umam ngay tànn kon jarul ku nekk fi naan sama dëkk la gaal ga teer gaal bi mi ngi teere sur la planète Terre te jamono boobu daanaka xam naa frontières yi ñu tudd yëpp amul woon te ba léegi ñun ñoo fi nekk di kërti rek di tracer ay frontières waaye yàlla moom ibadullahi ala ardillahi la wax nee na samay jaam laa wàcce ci sama suuf si suufu yàlla la jaam yi jaamu yàlla lañu te mbokk yi dinaay wax sama waa kër ni leen de leen sax ci mbaax entêtez-vous dans le bien bu leen kenn jaral bu leen kenn wàcce ngeen fi nekk di tànn ci jaamu yàlla yi ñu ngeen di yéene jàmm ak ñu ngeen dul yéene jàmm kii ñoo bokk diine kii bokkuñu diine kii chrétien la kii juif la kii athée la kii góor jigéen sa yoon nekkul ci ñoom yàlla dénku la leen waxul nga nekk seen gendarme wa ma ursilu alayhim xaafidin boo jógee ñi nga yeewoo ci sa lal yàlla baaxe la ba renouveler la ressource yëpp nga am oxygène boo nooyee am kattan boo jógee mën a dem sangu ñëw sol sa yëre julli tabarakallahu def say awraat ndekki naan sa café énergie boobu la yàlla renouveler yéene bu selle noonu nga war a yónnee jaamu yàlla yi ci kaw suuf yëpp te jaamu yàlla yi waxuma ay nit kese de gàncax gi ci la bokk yeneen yëpp ci la bokk noonu nga koy defee kon ala umam bi da ngay tànn ban ngay bokk mi ma maaka bi nag moo gën a jekk sanumatti'uhum bi waaye gis nga yàllaa ngi wax waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha lu jiitu ma la koy wax nii ma la ko waxee tey ci ñaar fukki ay yeeg juróom yi ci suratu Hud avant loolu xamee woo ko woon nii de xoolal détail yu li ma la wax sànq garab yi boo demee ci charx bi daf lay wax ni yàlla bi mu waxee wa uhiya ila nuuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana fala tabta'is wasna'il fulka bi rek xoolal wasna'il fulka bi rek yow boo ko jàngee def ko ni yattal gaal waaye nag bi ayunina wa wahyina foofu la charx bi di la indil ni jëmbatloo na ko garab yi pendant 100 ans siècle jëmbatloo na ko garab yi bi mu jëmbatee garab yi ba noppi gorloo na ko pendant 50 ans bi mu ko goree ba noppi jox na ko ay instructions architecturales pour mu tabax arche bi pendant 20 ans muy 170 ans yoo xamante ni mi ngi ci wasnaa'il fulk moo tax mu ni ko maa kunta ta'lamuha xamee woo ko woon nii de te muy dëgg anta wala qawmuka min qabli hada kon fasbir waaw léegi nag gis nga fasbir bi xam naa fokk ñu dellu si ci du fi xaj waaye yàllaa ngi tënki histoire yonent yàlla Nuux yépp ci benn impératif mooy muñ ak yéeme seetal rek ndeysaan mooy muñ xam nga ndeysaan boo xoolee yàlla yi muy baaxe yonent bi di ko wax ci baatu nuuxiha bii ñu la wax nii mooy léeg-léeg ndeysaan situation am boo xamante ni waa kër yonent bi dañu doon jaaxle ci waaw moom naka la mën a xamee li waa judéo chrétien yi ko doon laaj affaire u baytul maqdis bi mu leen ko waxee dañ ni waaw mais moom demagul baytul maqdis xam nga boo demee ci borom xam-xam yi dañ lay wax ni isra ak mi'raj mënoon na nekk mi'raj kese waaye isra bi li ci yàlla jublu woon mooy ñi doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baytul maqdis naka la tëddee
yàlla indil ko plan bi wan ko ci kanamam mu wax leen te loolu sax xam naa li ma bàyyi xalifa doon wax mu'jiza la te mu'jiza nee na ku ko waxal yonent tooñ nga ko waaye yàlla daal ci mbaaxam moo doon wax yonent bi ca te loolu alquran la yasalunaka an qul ñi ngi lay laaj tontu baa ngi nii wax leen yasalunaka anil ahilla yasalunaka anil mahid yasalunaka anil yatama yooyu yëpp daf ko naa qul ba ca ruux nag la ko ne attention boobu nag kooku nag domaine réservé la bokku leen ci waaye li mu leen waxoon baytil maqdis ni mu mel te mësuñu seede ni mës na faa dem moo tax isra bi yàlla jëkke koo jaaree ca baytil maqdis subhaanallazi asra bi abdihi layla lu mu wax min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu pour ñu kenn mënatul wax ni ok waa dem na fa nag de dem na fa te yooyu yëpp mi ngi bokk ci teraanga yi yàlla moo tax mu ne ko nuuhiha ilayka te boo demee ndeysaan ci suuratu talaq ba nga xamante ni ndeysaan soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci plan wu xam naa du ma ko tudde sax plan manigance laa koy tudde bu sayyidatuna Aïcha ci jigéen bu fiir rek kenn xamul lu mu mën a jur jigéen bu fiir te jigéen bokk na ci nature am mu fiir waaye boobu xam naa loolu taxu ñoo jóg sax ba ñu ñëwee ndeysaan ba tëral seen plan bi sang bi ñëwee wax leen plan bi dañu ko ni waaw yow ma nabbaaka haza waaw yow ku la wax lii ñoom fàtte nañ ñu yonent bi la ñuy waxal kat fàtte nañ ni yonent bi la ñuy waxal koo xamante ni day déyoog yàlla waaw ma nabbaaka haza qaala nabbaani al alimul xabir bien sûr ki nga xamante ni dara ump ko te lépp la xam kooku ku mu xamal nga xam kooku nag mooy wax yonent bi tilka min anbaa'il ghayb kon loolu mat na bàyyi xel ci ne yàlla nee na wax na yonent bi ni mu tëddee léegi nag xoolal fi mu ko daaneele daf ko ni fas biir xam nga lu fi xew mu ne ko seetal histoire yi ni mu tëddee yëpp loo ciy jëlee comme résultat liñ lay wax ndeysaan léeg-léeg booy nafar ak xale yi lenn ci récit yonent yi bu ñu paree nga ni leen lan nga ci retenir loolu la yàlla wax yonent bi ni ko lii ma la fi netti li yëpp nga xamante ni 950 ans de règne la 950 ans woote ci yoonu yàlla 170 ans yatt gaal nangami at ci muñ crise ndeysaan doomam crise u waa këram crise u espèce yi mu waroon a sauver ndeysaan dialogue bi mu amoon loolu lépp waaw yow loo ciy retenir ndeysaan yonent bi di ko déglu mu ne ko fas biir muñal boo dajeeg lu la nar a wàcce yoonu yàlla muñal boo dajeeg njaboot bu ndeysaan wàcc yoon muñal ndeysaan maa ngi jégalu ci mbokk boobu am na ku ma ci laajoon xam naa dinaa ci delsi message yi ñoo takku rek maa ngi jégalu de boo dajeeg jabar boo xamante ni daf la wor muy kaaw yonent yàlla nuux bi ca ndeysaan imraata nuuhin kaanataa tahta abdayni fa xaanatahumaa yàlla ni ko muñal boo dajeeg situation lu mu métti fasbir lu tax mu ni ko parce que seetlul inna la aqibata lil muttaqin xamuloo ni finalité mbir yi ñi koy doon ñi muy mujj ci seen loxo mooy ñi nga xamante ni bàyyi woon nañu xel seen diggante ak seen borom mbokk yi seetlul situation yi am ci àdduna bi nga gis ñiy bew ay ñoom Namruuz ak ñoom Firawna ak suñu jamono bii nga gis lenn ci chef d'état yoo xamante ni dañuy comporté wu fàtte ni àdduna la ñu nekk dañu fàtte ni ci àdduna la ñu nekk de dañ koy fàtte léeg-léeg nit ñi ñu def comportement boo xam ne da ngay defe ni ñii ci beneen monde la ñu nekk alors que ci monde fini bii la ñu nekk li ñu doon wax dem mata al hayati dunya lu mat a bàyyi xel la parce que ci xuruur rek lay mujj nettali rek lay mujj yàlla ni ko fas biir muñal parce que boo muñee nga des ak sa borom yaay mujj doon lépp loolu nag la histoire bi li muy yéeme ci benn impératif boobu la tënku te mooy mbokk yi dañu war a jàngaat nu ñuy muñ benn leçon la boo xamante ni yàlla nga ko indi ci alquran ci anam yu bari waaye gis nga ci histoire yonent yàlla nuux dëgg ngay dégg lan mooy muñ xam naa bu altine incha allah ñu dellusiwaat ci impératif boobu nag te daaneel loolu boog mooy suñu yéene waaye la ñu waxoon cat la rek buum la xamuñu fu muy teere waaye daal fasbir bi lu am solo la te moo tax ci tajwid bi tey ñu def ko ci ñetti temps ndax da nga koy jàng ma kunta taalamuha anta wala qawmuka min qabli hada fasbir lii de du loo xamoon du yow du sa nit ñi lu jiitu ma la koy wax lenn rek laa da cay nag jox comme leçon mooy muñal nga taxawaat indiwaat fasbir waaye muñal dans l'absolu ak lu mën di xew muñal waaye itam fasbir inna la aqibata lil muttaqin muñal ndax jar na ko assalaamu aleykum